mooy li lëmbe réew mi. Ça fait plus d'une semaine nit ñi ñu ngi saaga le porte-parole du khalife général des Mourides à travers les réseaux sociaux. jot nañ bu ne saaga bu ne jot nañ ko. ñii saaga ñëpp it xam nañu leen. am na ci yoo xam ne on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est des comptes fictifs. góor dëgg du làqu danaa fàng wax li muy wax. ñi ci des nañu tuddee seen bopp rek ngay xam ni ñii ak kéefare leen gënal l'islam. kon ñooñu duñu mën a bàyyi xel ci seen wax waaye wolof dane seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel. bon 9 hectares lañu wax ne moom lañu jox Cheikh Mouhamadoul Bachir ibn Cheikh Abdou Khadir ci camp Leclerc. man xam naa ne géntuma camp Leclerc mi ngi fi. camp Leclerc je sais très bien que mi ngi fi. donc bu fekkee géntuma ne ku dem camp Leclerc léegi di nga fa fekk camp bi fekk fa soldaar ya ana 9 hectares yi ñu jox Cheikh Mouhamadoul Bachir. bu fekkee nag camp ba nekku fa effectivement jox nañ ko fa 9 hectares man jox ma fa 20 hectares 9 hectares yi ñu ko jox mu trouver une personne assez idiote pour l'acheter à 5 milliards te jotagul suuf si. man may wër client pour sama 20 hectares yi 20 hectares yi dama koy wanteer maa ngi koy jaayee 12 milliards rek parce que damaa xaw a yàkkamti. waaw léegi comme Cheikh Mouhamadoul Bachir moom gis na ab dof bu mën a jënd 5 hectares te suuf sañ koy jaay mooy camp Leclerc waaye wëral leen ma ku mën a jënd sama 20 hectares yooyu. su fekkee nag ba tey ki mën a jënd sama 20 hectares yi 12 milliards dafa bari ci moom. mën naa ko jaay palais de la république aussi à 5 milliards amul benn problème man dinaa lijjanti ba jot suuf si jox ko na ma jox 5 milliards yi rek. c'est ça le problème. les journalistes bon Madiambal tuddul sëriñ bi donc c'est pas la peine de l'insulter quelles que soient ces insinuations ñun ay murit lañu te jàng nañu nëx ju kuy junjit sunu yoon du nekk ci yow. benn bi ci des mooy xewlu.com mais ça c'est des fake news. Sénégal ñoom ñoo yeewoogul ci site fake news yi. am na site yoo xam ne dañ ko créer spécial pour fen ñooñu nag moom xam naa ne bu fekkee ay jullit lañu dañoo fas yéene di dundee fen ba keroog ñuy faatu. ñooñu ñoo cité nommément le porte-parole du khalife. donc Dakar man 7 hectares yu ñuy joxe Dakar lay wër man fu mu mën a nekk ci kaw Ndakaaru gii ma gis. nga xam ne fu nit génnee sa bakkan pour noyyi sax man gisatuma ko. xanaa forêt classée bu mbaaw bii laa fi gis 70 hectares te xëy na sax man bu ma amee client dinaa ko jaay parce que kon ndekete am na dof yoo xam ne mën nga leen a jaay suuf te doo jot suuf sa. loolu de laa fi gis. bu ngeen yaakaaree nag ak ku ngeen mën a doon ak nu ngeen mën a toll que di ngeen sàcculoo Cheikh Mouhamadoul Bachir alalu sëñ Touba. waxu leen dëgg. je m'exprime clairement mooy Cheikh Mouhamadoul Bachir làmmeñu Serigne Mountakha làmmeñ boobu mu yor bu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara la woon mu jóge fi mu wuutu ci Cheikh Sidil Mokhtar fukki at ak ñett gannaaw bi sëñ Saaliw làqoo ak léegi mu yor kàddug yoonu murit kooku làmmeñam boobu sañu cee wax dara loo xam ne ndigal jiituwu ca. boppam du dindi tuuma du fayu saaga du wax lu ñaaw du ko déglu du ko fekkee. yéen ñi koy saaga nag ak di ko wax lu yëg leen ne seen yiw yépp yàlla jébbal na ko ndax li ngeen di wax du dëgg te tegu leen ko fenn. moom nag amul ayib bum leen jox te it bariwu leen yéen yiw waaye yàlla dina ko fabriquer beneen yiw gën koo yéege gën koo jëme kaw. waaye Cheikh Mouhamadoul Bachir daal weesu na fu muy sàkkalee boppam dara wala fu muy tànnalee boppam dara wala fu muy bëggalee boppam dara moomatul boppam amatu ci benn dogal amatu ci benn sañ-sañ. waaye je vous mets au défi tous autant que vous êtes insulteurs invétérés de sortir un titre foncier en bonne et due forme
qui nous montre qu'en réalité, Cheikh Mouhamadoul Bachir a reçu 9 hectares et de nous sortir un transfert du titre foncier parce qu'un tel l'a acquis chez lui à 5 milliards. bu ngeen ko génnee rek coow li jeex takk seen argument yépp saaga la te ñun on est paré à ça parce que xam nañu ne vous avez été assez abrutis maintenant pour dootu leen respecter kenn dootu leen jox cër kenn dootu leen gëm kenn dootu leen wormaal kenn da ngeen di nekk ci internet bi di jokkalante ay saaga mu jëm ci seeni ndey ak seeni baay bu ngeen saaga ay juru jàmbur du ko wàññi dara yéen seen argument yépp ak coxor képp lay wone ak caay-caay ak kéefër. Vous vous appelez comment? Vous êtes à l'extérieur, aigri, mer, amu leen xaalis, lekku leen, naanu leen, tous amu leen ko. Duma sax rabaissé wu au niveau de vous citer nommément. Duma ko def mukk. Waaye dama ne yoonu murit ki ko jiite fi mu ne nii di Cheikh Mouhamadou Mountakha keroog ba mu toogee jataayu Serigne Touba ak léegi la mu amaloon boppam ak identité boppam sax da ko wàcc. Njabootam xamatuñ ci moom dara amatuñ ci moom benn cër doonatul xalifa Daaru Minam du sax liggéeyee Daaru Minam kër mag moom lay liggéeyee liggéeyub Serigne Touba bii mu yor déggu leen ci benn scandale diw jëlu fa nangam parce que dërëm du fa fanaan Cheikh Mountakha limite na mu tabee woon sax di mën a joxe nit ci alalu boppam sax mënatu ko il est devenu sax radin far du maye dërëm ndax jàpp na ne lépp alali Sëñ Touba la noonu lay doxee Cheikh Mouhamadoul Bachir mii nag nekk ci wetam yor loo xam ni wax dëgg yàlla ñu bari sax dañ naan moom day at yu néew yeeg yooyu waaw maam Cerno Birahim bi ko sëñ bi wan ginnaaw gi dem ci géej gi boobu yorul at yi Cheikh Mouhamadoul Bachir yor fi mu ne nii kon responsabilité yi ñu ko jox moom lañ ko war a jox ndaw ñi ñoo war a gàddu yoon bi ñoo war a taxawaay boo xam ne lépp lu ñu war a liggéeyal Serigne Touba dinañ ko def nam kon nag kooku képp koo xam ne ab murit nga bu ñu ko laalee war ngaa xam ne laal nañu institution léeg-léeg nga dégg ñu ne la lii kat amu fi woon porte-parole amu fi woon dëgg la amu fi woon 4-4 dafay amoon jumaa ji dafa amoon ni rajo dara yi dafay amoon waaye li fi am te amu fi woon bari na jamono day dox lu fi am rek dañ koo yittewoo Cheikh Mouhamadoul Bachir lépp lu bon liñ koy wax dëgg-dëgg bu fi nekkul woon directement sëriñ bi lañ koy wax kon moom moo taxawaayu soldaar boo xam ni mooy dékku saaga yeeg wax yu ñaaw yépp ñu koy wax te mu di ko def dignement ça fait presque 13 ans lu bon lu ne ngeen ko koy wax mu ni cell te du leen mës a tontu as gor yaramam day daw waaye 5 hectares yooyu fu mu mën a ne xawma 9 hectares yi dem leen ngeen def fa ay baraak te toog ku leen fa fekk ngeen ne ko sunu alalu réew la mais vous êtes fou bu ngeen bëggee alal bu ngeen bëggee dund du ci kaw gor ñi ngeen koy def du ci ay saaga ngeen koy def ak chantage vous passez toutes vos vies à insulter les gens nii ngeen di dee ñu dugal leen ci ay kees yoo xam ne sax duñ leen congeler ni mu waree ndax da ngeen a réew nan ña leen di dugal ci kees yi sax nañ leen di dugalee comme un vulgaire torchon waaye fii ngeen ñuy fekk ndax ñun duñu bàyyi li ñu doon te kenn mënuñoo influencer ci loolu taxawaayu jullit taxawaayu murit taxawaayu sénégalais la ñuy taxaw luy defar rek la ñuy wax luy defar rek waaye daal nañu xam ni réew mii am na aw melo te kenn génnu ci xam ne jox nañ la poste wala nommé nañ la wala teg nañ la fi barab balaa ngaa xalaat lu soxal réew mi xalaat sa bopp li fekk looloo ngi am dara du jag tous dara du jag y a pas d'idéal national au Sénégal yàgg naa ko wax nous ne sommes pas encore un pays nous n'avons rien construit qui nous unit loolu il faut que ñu góorgóorlu ci seet nu ñu mën a waxtaanee organiser sunum réew ba ku ci ne la nga xam ne jàpp nga ni ci xéewali réew mi la ci réew mi la jëm
na nga jàpp ne ci yow la jëm. mais amaguñu mentalité boobu ku ne yaa ngi wut oto kër jongama làq compte bancaire bu fees dell door a xool nag nan ngay gérer après boo jógee ci poste bi lan ngay defi lii rek am ci réew mi. waa impôt dañoo feeñ bi yoon rek est-ce que sax c'est factuel, c'est prouvé? C'est pas mon problème, je suis pas un enquêteur. mais ailleurs fépp a ngi métti fu ne réew mi moom réew mi ci boppam moo corona fépp day métti waaw loolu daal mooy li xew. waaye lépp lu ngeen fi wax mu jëm ci yoon wi wala mu soxal ko insha allahu danañ leen indil tontu teg ko ci xam-xam teg ko ci teg. nun li nu xam la nuy wax muy loo xam ne dañ koy teg ci xam-xam ak teggin. yéen li ngeen di xam ngeen di wax mooy loo xam ne da ngeen koo teg ci coxor ak reewande ak i saaga. lii daal ci gàttal mooy li nga xam ni bëggoon nañ ko ci indi ci leeral. passer à autre chose et laisser ces hectares là, ils ne sont que virtuels. ci seen xel rek la Ndakaaru nag daa neex waaye da ngeen di liggéey jënd. am na ñuy jaay ay kër. na ngeen liggéey rek liggéey leen bu ko defee yàlla dina leen defal tawféex. waaw te saagas gor ak yooyu mu benn njariñ yaru leen. waaw loolu rek daal lañ amoon luñ leen di wax di ñaan yàlla mi dara tëwul moom mi nga xam ne mooy def di dindi ci barkeb sëriñ bi yàlla dolli jàmm ci réew mi. asalaamu aleykum wa rahmatullah.